Sud FM. Il est 21h. mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante ko la rëgg xuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ceeg suñuy diwaan bisimilah ci xibaar yi. li ciy gën a fës bokk na ci variant britannique bu yees bi daal di nag gane si ci mim réew teewul nag ministère santé dañuy daal di nag wëyal riposte ba ñu doon rek amal dara du ci daal di nag soppeeku jàpp nañ ne daal benn virus moo fi daal di nag nekk donte sax laboratoire yi dinañ ko daal di nag dugal ci rek daal di xool naka la ñuy rek séddale bu ci ne ak liggéey ba mu cay daal di def docteur Mamadou Ndiaye yëkkati ni kàddu yooyu dinañ ko daal di teewlu ci ndorteelu xibaar yi coowal souche britannique boobu daanaka nag ëlëm ñu ci bëri ci askan bi rawatina ñuy yëngu ci wàllu transport yi ñi nga xam ne dañuy faral nag di surcharge ñu ngi koy amal ba léegi marché itam mu ngi fees dell ki nit buñ ko booleeg boobule feebar wàllante bi daal di gaaw mën na indi jeexi jaaxa askan wi yéen nañ ci yàbbi Tëngéej moom foofee feebar bi na muy daal di nag lawee jéggi na dayo ndax rek gis nañu téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay cas yu ñu daal di nag enregistré ci diirub ñaari weer buñ ko gàngoomle ak nag première vague ba ñetti téeméer la woon rek ak juróom-ñeent fukk ak benn loole la ñu nemmeeku ca Kaolack ba tax sax benn bés rek ñu daal di enregistré juróom fukk ci ay wàllante yu bees tax nag préfet ba fas yéene jël ay dogal dinañ ci jokkoo ji ak Awa Thiaw dinañu àddu itam jëme ci wàllu indice corruption wàllu guerre Sénégal ba tey daal daanaka place am jógu fa ci zone rouge bi la daal di nag nekk lan moo waral nag ñàkkum avancement ci daal di xeex guerre waaye itam mécanisme yi ñu daal di nag teg di jumtuwaay yi ndi ko teree rek jàppandal dinañ ki daal di teewlu ab nag économiste kii di Abdoulaye Seck ci biir xibaar yi dinañ ci toftal yeneen i xibaar laata ñuy nag ubbi antenne bi ci wax sa xalaat lay doon Alassane Wade demoon na ci sottandikukaay bi faram fànce gi nees gis lay Sud FM. Adama Ndione ci kàddu gi ñu daal di koy nag doore ak variant britannique bu yees bi ñuy wax mu nekk na xeetu doomu jàngoro ne alawtiku na Sénégal waaye nag ministère santé ñu ngay xamle ne coppeeguñu dara ci nañuy daal di nag xeexee mbir mi benn virus daal la ñu jàpp ne moo fi nekk ak ay forme yu wuute loolu docteur Mamadou Ndiaye mu ngi ciy dalal xel yi nee na nag laboratoire yi dinañ fexe daal di dugal mbir moomu nag ci seen i gëstuwaay itam fexe ba lépp loo xam ne mën na ko faagaagal ñu daal di koy def ci loolee mu ngi woo itam askan wi ñu daal di nag bàyyi xel bu baax a baax li ni mel tey dem ci barabu lopito yi seet seen yaram laata nag muy jéggi dayoo docteur Mamadou Ndiaye ñu déglu ko moom directeur prévention ca ministère santé ci micro Aïssatou Gueye Ba. stratégie bi mensuelle su ko doon xeexee bari noonu la ñuy wéyee di ko xeex ñëpp doomu jàngoro bi xëy na day ñëw parfois ci yeneen li ñuy woowee mutant day gën parfois mu jël benn kat mais pratiquement ñu doon def activité bi moom rek la ñuy def foofu ñu nga seli du virus bi moo soppeeku rek di kaat beneen déedéet day soppeeku yenn saa yi ci beneen forme mais virus baa ngi ci ba léegi kon ay virus la rek ñoo bokk accès kon xeex bi même xeex bi la ko doon xeexee mooy di toll suñu mat di raxas suñu loxo di ko dal ci pays yi ak yenn ndaje yi yàlla placement ci suñu point commun yi donc di ndaje yi waaye di alimento loolu la ñuy tëj ay décision ba wax dégg loolu la ñuy continuer di wax di liggéey ci loolu xeex moom la ñu continuer ba léegi waaye wax ni képp ki nga xam ne dafa nem dara ci sa yaram ndax ñu dem hôpital wala di facilité suuf bi am na koo xam ne bu ñu defee ci boobu tamit dafa aay gën a xaw soxor par rapport ak beneen bi ñoom ñaar ñëpp ñu daal di nag jégalu ci qualité googu sonore bi ba tey dañ ci daal di desandi ak variante britannique googule souche boobu ñu daal di nag wax ne gane si na tax na nag ñuy dem ak dikk di fees dal ci transport en commun yi tàmbali nag amee tiitaange marché yi faral di fees itam yooyu yëpp mën na nekk ay mbir mi daal di tax yëf yi gën rek law mbir yooyu itam faaw ñu daal di ci nag jël matuwaay ngir daal di dakkal wàllu wàllante gi amal nañ ceeb gëstu. ànd ceeg Aïssatou Gueye Ba. ab variant britannique bu tiital loolu askan wi ñu dajel.
tiit naa moom ñëpp tiit kay fi mu nekkee ñëpp tiit surtout boo nekkee jaboot moom ñëpp tiit. non ku ne war na tiit. lu waral ñu tiit nag bokk na ci fii ci réewu Sénégal daanaka woto bokko yi dañuy fees dell saafantoo bokk ci suñu dundu. transport encore mooy marché yi parce que tamit duñ wax transport rek mais marché yi tamit c'est comme ça c'est bon de monde gars yi duñu respecter mesures barrières mais. peuple lañu ñun xamuñu tasaaroo xamuñu jaxasoo la ñu xam gis nga kaar yi ni muy feese gis nga tulleen marché fu ne gis nga ni muy feese waaw loolu dalul xel. te loolee mën a tax variant bi bu moyul dina. da ngay ragal daal mu def ay ravage daal. parce que mën na ne. loolee waral nag ñu war a gën a faratal li nga xamante ne moo di geste barrière yi. que ñett lañ wax distanciation physique bi masque yi ak raxas loxo yi vu que bële pratiquement dafa jafe ñaar yi yomb na takk masque yomb na distanciation kii bi raxas loxo yi yomb na. loolu ngay digal Sénégal. loolu laay digal Sénégal yi franchement loolu laay digal sa bopp di ko dégg man loolu laay dox. doy na waar daal gën a fagaru rek. gën a moytu. ab variant britannique bu bees boo xamante ne nag daal leen ko nemmeeku ci lu toll ci 20 dëkku Afrique bu ñu sukkandikoo ci directrice régionale OMS ci Afrique variant britannique boobee nag ñu ci wax ne wàllante bi moo gën a gaaw virus biñ fi ñëkk nemmeeku. ñu daal di nag desandi ba tey ak virus bi ca Tëngéej mu ngi fay daal di law ci anam bu gaaw Tëngéej googu téeméer ak juróom fukk ak ñaari cas la ñu daal di nag gis ne amee nañ ko ci diiru ñaari weer bu ñu ko gam-gamlee nag ak première vague bi nee ñu ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak benn rek la ñu amoon ci ay cas ci diirub nag fukk ak benn weer fukk ak ñett ci ay décès ñu daal di génn àdduna daal nañ koy rek gis ci première vague bi ñaareelu bi nag vague bi nee ñu juróom benn rek nit ñu faatu xaat daanaka ci weeru décembre bi wàññi nañ ko ba tax ñu gis ne daal sensibilisation bi lu mënta ñàkk la chef district sanitaire bu Rufisque di docteur Mbaye Thiam ñu déglu ko ak Denisia Samb. gis nañ ni ñun bu ñu deuxième vague bi commencé ak léegi daanaka ci ñaari weer jëm ñett la toll am nañu téeméeri nit ak juróom fukk ak ñaar yoo xam ne am nañ ko kon day wane ni deuxième vague bi moo gën a bari li mu laal que première vague bi parce que première vague bi ci fukki weer ak benn ñi ngi am ñetti téeméeri nit ak juróom-ñeent fukk ak benn donc da ngay gis kon di deuxième vague moo gën a bari ci li nga xam ne loolu mooy nombre de cas yi nga xam ne ñoo infecté ñi ci ñàkk seen bakkan seetlu nañu première vague bi ci Tëngéej fukki nit ak ñett ñoo ci ñàkk seen bakkan ci fukki weer ak benn loolu boo xoolee dafa mel ne benn nit weer wu nekk wala lu ko ëpp tuuti waaye boo seetloo si li nga xam ne moom mooy ñaareelu vague bi seetlu nañ ci ñaari weer daanaka am nañ juróom-benn nit yoo xam ne yi mbas mi yóbbu na leen laaxira te loolu aussi dafay wane ni li nga xam ne moom mooy ñaareelu vague bi moo gën a metti ndax boo seetloo daanaka boo defee li nga xam ne mooy moyenne bi daanaka ñaari weer bu nekk ñaari nit wala ñett dinañ ci faatu te loolu aussi dafa nekk loo xam ne doy waar la kon il faut que ñu gën a góorgóorlu li ñuy dénk askan bi li ci jiitu mooy d'abord ñu nangu ni feebar bi am na d'abord parce que tant que nanguwuñu feebar am na duñu ko xeex pour nga mën ko xeex da ngay nangu ni am na d'abord bu ñu nangoo ni am na ba pare nag lii ñu digle tegtal yi kër docteur joxe yooyu ay tegtal yu efficace la yu mën ci jàngoro ji dara la ñu def ko su ko defee jàngoro ji génn ci li nga xam ni moom mooy réew mi. moom nag docteur Mbaye Thiam doon yëkkati kàddu yooyu ci xew-xew bu ñu doon amal lancement campagne désinfection mooy setal nag kër yi muy xew-xew bi nga xam ne nag service d'hygiène ak mairie bu Tëngéej ñoo ko boole woon daal di nag def ca barab boobule Kaolack ñu daal di fay dem foofu itam daanaka jot nañu lu war a toll ci juróom fukk ci ay wàllante yu bees ci diirub benn fan bi muy situation bi nga xam ne nag ëlëm nañu bari ca diwaan googule ba tax nag tiitaange daal di bi ca askan wi ñoom bi tàmbalee sax commencé jël seen matuwaay ngir daal di mucc ci feebar bi Kaolack Adja Awa Thiaw. mbas mi nekk coronavirus day mi ngi gën a law ci fi nga xam ne si moom moo nekk Kaolack te tiital ku nekk li ko waral day moo di diwaan bi ci benn bis bi rek juróom fukk ak benn ci contamination yu bees daanaka am na ko bi mbas mi tàmbalee ak léegi gox bi mi ngi sogo yegg daanaka ci lu mel nii muy benn bés rek mu am ci lu ëpp juróom fukki cas positif district sanitaire bu Kaolack moo ci ràññeekuwaat lool tiital ku nekk nag ak fanweeri cas yoo xamee ne si transmission communautaire la maanaam xamuñu sax fan lañ leen wàllee jàngoro ji waaye tam ak fukki cas ak ñett yoo xamee ne si contact la district bu Guinguinéo topp bu sore sax ci gannaawam ak ñaari cas communautaire ak ñaari contact Ndofane daal di tëj ak benn cas communautaire
ak ñetti contact juróom-benni doomu aadama rek ñoo wér tam ci bés bi ci li nga xam ne si moom moo nekk mbas mi am tiitaange nag mi ngi daal di tàmbale di law ci fi nga xam ne si moom moo nekk dëkk bi ba tax na sax ci mbedd yi askan wi tàmbale nañu nag soppi li nga xam ne si moom moo nekk seen i nekkin ndaxte ñu bari kat ñi ngi takk fi mu ne seen i masque gannaaw autorité administrative yi leader politique yi ñi nga xamee ne si ñoo nekk ay kilifa diine ak volontaire yu Croix-Rouge yi yenn notable yi nag tàmbale nañoo joo seen loxo ñoom tam ci li nga xam ne si moom moo nekk yeete bi lu mel noonu le délégué de quartier bu Boustane ci biir commune bu Kaolack daal di def ginnaaw boo xamee ne si lancé na benn appel ci yenn rajo yoo xamee ne si nekk nañ fii ci diwaan bi di kañ askan wi rawatina ndaw ñi ñu sàmmoonteeg digle yi nga xam ne si ñoom la waa kër docteur def ndax ci noonu rek la ñuy mën a aare ñi nga xamee ne si ñoo gën a néew doole Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. ñu daal di nag desandeek Covid bi lii nga xam ne mooy jàngum distance njàng mi kaw mi rawatina université yi xalaat nañu ci ponk boobu naka lañ ciy daal di nag def ba tax ab colloque boo xam ne ab visioconférence lañ ko daal di amal tey jile thème ba sax mooy wàllu njàng meek njàngale mi naka ñu koy defee ci wàllu université yi te duñu teew ca barab yi ak expérience yu ñu ci jot nag am dellusiwaat nañu itam ci avantage yi nga xam ne am na ci ak inconvénients yi nga xam ne itam mën nañ ko ca daal di nag nemmeeku dañ ci ànd ak suñu naataango Abdoulaye Diop. jafe-jafe wér gi yaram bi nga xamante ni mbasum coronavirus bi moo daal di koy waral daal di ñuy digtal ay coppite lii di enseignement supérieur à distance nekk nag loo xamante ni ab yoon la ngir ñu mën a wéyal njàng meek njàngale mi ci daara yu kawe yi enseignement à distance boobee di faral di indi ñàkk déggoo nag suñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni ñoo yëkkati seen nopp kàddu ci bilépp colloque am na ay ngëneel yu bëri bokk na ci rek noël gi ci wàllum tàggatu gi waaye tamit dina tax ba étudiants yi mën a am koppar gu ñu denc ndax seen nopp dem ak dikk dañu koy wàññi bu baax a baax dina tax itamit étudiants yooyu mën a jote ci support écrit ak audio yi waaye tamit lii di alam gi enseignement à distance dina ko laal bu baax ndax wàññite gi ñuy nemmeeku ci jëfandikoo bi ñuy jëfandikoo lii di papier ca beneen wàll ba qualité lijaasa yi itamit bu ñu moyul dina am coow ndax jafe-jafe organiser ay examen ndax ñàkkub logistique ak lii di connexion enseignement à distance nekk kon ab défi bu nga xamante ni suñu autorité yi war nañu ko daal di relever ci loolee sax universitaires yi ñoom jël yenn ci ay santaane jébbal leen ko bokk na ci ñu daal di déployer ay outils numériques yu ci mel ni logiciel anti-plagiat modèle de correction en ligne waaye tamit taxawal ay outils de surveillance yoo xamante ni dina sàmm bu baax données personnelles ci jamonoy deuxième vague gi ñu nekk nag bi l'école ak tax na ñu daal di waxtaanee bu baax jëm ci doxalinu pratique enseignante waaye tamit càmbar représentation ak attitude ñi nga xamante ni ñoo di étudiants yi jëm ci modalité yooyu lépp enseignement li ni mel nag li ko tax a juga mooy ñu daal di sëgg bu baax ci ëllëgub enseignement distance. di ab lëkkaloo ci njëriñu askan ñu daal di nag dikk ci wàllu indice bi aju ci wàllu ger gi di corruption fii ci Sénégal gis nañ ne daal yokkute amu ca 2016 ba léegi fa ñu taxawoon la ñu daal di nag taxaw bu ñu sukkandikoo ci ngeen jégal ma rapport 2020 bu forum civil moom mi wane ne daal daanaka instrument yi ñu teg di jumtuwaay ngir xeex ko moom nguur gi taxu ko rek bari doole wala am jeexital yeneen yi itam askan wi dugaluñu trop seen loxol ci wane ne wàllu ger moom lu ñu bañ la rax ci dolli itam mën na am jeexital bu bon indi leen sax ba ci wàllu nag pauvreté et économiste bi di professeur Abdoulaye Seck di jàngat mbir mi ñu déglu ko ak Babacar Samb. gis nañu ni corruption doon na li nga xam ne c'est une réalité dans ce pays là depuis 2012 amoon nañu yaakaar ne effectivement dina doon li nga xam ne dina wàññeeku mais newul li nga xam ne effectivement wàññeeku na de façon significative lu tax corruption delluwul ginnaaw jàngat bu ñu si am rek ñaar lay doon bu si njëkk mooy si wàllu gouvernement bi ndaxte tey corruption ñu ko war a xeex si réew mi mooy gouvernement bi ndaxte ñoom ñoo war a ñëw teg ay mesures bi képp ki nga xam ne effectivement bëggoon na adonné aussi corruption du doon li nga xam ne dina possible mooy qu'il y ait plus de transparence surtout au niveau des interactions entre gouvernement bi maanaam le secteur public et également ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu moo xam production la que ça soit les entreprises wala même les ménages wala même les utilisateurs des services publics transparence boobu doon na li nga xam ne gisuñu ko fépp transparence ñàkk rek donc corruption dafa doon li nga xam ne effectivement du ci maanaam dafay doon li nga xam ne lu law lay doon dal donc kooku benn la te boo xoolee effectivement lépp li nga xam ne gouvernement jotoon na ko teg en place moo xam institution comme OFNAC wala CREI wala yeneen doon na li nga xam ne effectivement joxuñu leen gëdd pouvoir bi nga xam ne effectivement lépp li nga xam ne bëgg nañ ko
ko def te bu ñu pointé du doigt si li nga xam ne effectivement ay cas corruption la justice mun ko saisir ba nga xam ne ñi nga xam ne jàpp na la ñu sanctionné la mu servir de leçon effectivement aux autres donc loolu moo xaw a ñàkk dans ce pays là sanction bi exemplaire bi nga xam ne amul pardon wala amul gracier bu tax ba buñ la jàppee di nga mën a maanaam nan la mën a jàppale si loolu mu mën a gën léegi beneen bi mooy population bi defe naa dugalul seen loxo nu mu waree si wàllu corruption ndaxte population te bu leen sensibiliser woon xamal leen lan mooy corruption xamal leen corruption lan la mën a def si réew mi bu corruption lawee ñoom ñoo si gën a perdre kooku defe naa tey xëy na peut-être population yu bëri tey xamuñu ko wala s'intéresse pas tellement à la chose. te defe naa pour xeex ko ñaari piste la ñu mën a envisager bu si njëkk je crois bu gën a am solo si man ñu sensibiliser les populations les citoyens pour que combat bi nga xam ne moom la ñu war a engager en matière de lutte contre la corruption ñu jël ko vraiment à bras le corps ba nga xam ne tey nanu ne corruption tey bu lawee si dëkk bi la ñun lay lor ñun lay sonal ndaxte bu ne pauvreté day augmenter ñun ñooy pauvre bu ne entreprise yi xëy na peut-être am nañ jafe-jafe conséquences yi après si ñun lay dem si wàllu revenu wàllu salaire wàllu emploi ak wàllu richesse effectivement bi nga xam ne dañ ko créé maintenant ñaareelu mooy ñuy lutter réellement contre la corruption di poser di andi ay institution di am appareil judiciaire bi nga xam ne tey moo jóg pour mun a sanctionner ces actes là pour mun a dalee ginnaaw kooku c'est l'état. ci la ñuy daal di nag tabbi ci nag commerçant yi ñuy démolir wala daal di daaneel seen i cantine ci marché HLM tax nag ñu daal di mer ba futu jëme nag ci maire bu gox boobule jàpp na nag lu war a toll ci 2 téeméer ci ay cantine ak yu tegal la daal di nag daaneel mu warook lool nag la ñu xaatimoon ak moom tey jii jàkkaarloo nañ ci taskatu xibaar yi kii jiite commission defaraat cantine yooyu ca HLM di Yaya Kane ñu déglu ko ci micro Ismaïla Marcel Coly. xam nga ñu dañoo yor convention cahier de charge boo xam ne dafa ne réhabilité waat cantine ñu réhabilité 2 blocs premier bloc bi réhabilité nañ ko mooy carreau premier kii vert bi ñu jël deuxième bloc bi mooy noir et blanc deuxième bloc bi bañ fa yeggee premièrement ba ñu yeggee ci coulage bi rek promoteur daa bëggoon a couler def étage ñu ne ko du loolu la ñu waxoon ci convention violé nga article 2 bi ak 3 bi bu mu yàgg ñu assigné ko yóbbu ko tribunal ñu daaneel ko mu toj ko def ko ni ñu ko waxee woon xam nga léegi dafa war a jëlaat 3e bloc arrivé ci 3e bloc bi nag mu taxaw ndeke ba mu taxawee da doon manœuvrer moom ak maire ak certaines autorités administratives ñoo doon def ay manœuvre di xool nan la ñuy def ba def seen business bi ñu bëgg a def xam nga yàqu bâtiment yi moo tax ñu voté budget ne dañ koy defar yàqu bâtiment yi moo tax ñu defar 2 blocs yi ba pare xam nga defar nañ 2 blocs boo demee da ngay fekk 2 blocs 3 blocs moo desoon li mu yàq doon 3 blocs a fa ne 280 cantines la léegi nag ci loolu dama ne ci loolu nag moom dafa xool ne nee na lii amalu ko njëriñ amalul ci poosam njëriñ léegi dafa bëgg a tabax 2e étage budget bi 4 milliards lañ ca war a am def ci seen poos loolu mooy problème bi te waxante wuñu woon loolu dañoo bëggoon premièrement wax ko opinion nationale ak internationale ñu xool ranking ak injustice bu Pape Seck avec certaines complicités de l'autorité administrative bi ñuy def fii ci marché bi ba pare en plein Covid-19 ñuy def délit bi ñu rangé 280 cantines plus de 2000 personnes ñoo ci doon liggéey ba pare plus de 20 000 soutiens de famille affaire bi business rek la du dara foo doon xëy di jël sa dépense xëyatoo fa amatoo fa dépense yow njàkkar kay du ëpp la lañ fas yéene yóbbu ko ci yoon comme ni ñu ko defoon ci noir et blanc bi yóbbu ko daaneelaat ko rek ñëw def li ñu waxante woon. ci la ñuy daal di nag tàbbi ci tontu bi nga xam ne nag maire ba daal di na koy rek indi moom Babacar Seck wax ne cantine yooyu ñu daal di nag waddal dañ cee daal di déggoo ak waa protection civile ñi daal leen sant ne daal barab yooyu tàmbale naa màgget faaw ñu daal di koy daane rax ci dolli ñu ci bari daanaka nekkoon ci barab boobu la waroon di xeetu nag taxi yi daanaka fay ñu ko woon Babacar Seck maire bu HLM ak Ismaïla Marcel Coly. maa ngi leen di wax ne marché am 468 cantines moo fa ne cantine bu ne au minimum dina am ñeenti tailleur yu ci ne ku ne di nga am ñeenti client te amul toilette ci biir cantine kooku déjà rek yoon tere na ko ñu ñëw depuis 2011 protection civile nee na toj leen marché un expert bu ñuy wax Massamba Mbacké expert en bâtiment en immobilier nee na toj leen marché bi wóor 2011 ba tey marché baa ngi effrité wu ñuy dem di dem 2011 ba 2021 bi ñuy toj 70 cantines moo des yu ay nit occupé 70 yooyu ñu occupé amu ci kenn ku mën a wax ne dañ ko bundu xatal dañ ko dóor dañu jël ay bagages am sànni ko ñoom ñoo génnee seen bopp librement waaw boo demee ba li nga dëkk muy daanu ci sa kaw di daanu mais wax dëgg yàlla buñ la nee génnal ñu defaraat war nga génn bi itam ñun wutuñu ci dara ñun maire lañu dañ ñu fal nañu lii ci seeni prérogative la bokk tey buñ toogoon ba marché bi daanu ci kaw ay nit ñu dee dañ naan ani maire bi lu may wax dama naan ñoom ñoo bañoon a génn ñoom ñoo doon def li ñu ne naxante nañ ba toll fii ñuy leen génn leen te génn bi ñaar la jur yow nee nga yaa moom sa cantine buñ ko tabaxaatee ba pare dañ lay delloo sa cantine nga joxe nag 1,5 million kooku itam du man maa ko décidé ñoom
ñoo waxoon bi fixante ko ay prix yooyu laa basé wu man pour ne leen loolu di ngeen ko fay ku fa amoon cantine nañ la delloo sa cantine mais locataires yi nag ñoom nag xanaa am nañ droit amay cantine nag ñii xeex bu ñu paree bu ñu ko tabaxee ci kaw dañ leen koy jox locataires yooyu ils seront prioritaires aussi attention j'ai dit nit mënul nekk ci place nekk fa locataire pendant 20 ans ñu tabax ci kaw te mënu fa am place mais comme du lu ñuy maye nag mais li ma xam daal mooy tojuma cantine jàmbur li ma toj maa ko moom parce que lu daanu woon la ci kaw ay nit lu def 469 cantines dem ba nekk 70 vraiment ñëpp génn nañ cantine yi ma toj te wax naa leen ne ñetti at a ngi nii kenn ci ñoom fayetul taxe. tàggat yaram bi dañ koy door ak xeex bi ñu xeex Covid bi ba léegi entraîneur national bu football fas yéene ci nag bay waaram ne ñu daal di ñaax ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu l'école yi di établissement scolaire yi bu njëkk nag Aliou Cissé daal di dem ci école élémentaire Francisco Carvalho ak Seydou Kane ngir rek daal di fexe élèves yi dugal seen loxo ci xeex mbas mi Ziguinchor Ben Michel Kanf. tàggatkat équipe nationale football bu Sénégal dugal na loxoom ci xeex jàngoro ji di mbas mi te ñu koy wooye coronavirus Aliou Cissé nag yitteem mooy def sensibilisation ci établissement scolaire yi. mbas bi nga xam ne moo nekk fii Sénégal ma nekk ci àdduna bi muy Covid 19 bi jusqu'à présent comme ni ma ko doon waxee xale yi nee naa leen seen waajur yi ñoo leen mës a toppatoo di leen aar ci maladie yu bëri waaye tey ñoom seen tour la ñoom parce que xale yi ñoom ñoo war a aar seen i waajur tey loolu mooy sama tànk fii. école élémentaire Francisco Carvalho ak El Hadj Seydou Kane ñoom ñooy première étape entraîneur national Aliou Cissé te ay conseil am daa mel ni ki élèves yi daal dinañ koy gàddu bu baax a baax Mame Fatou Aïcha Faye mooy présidente gouvernement scolaire Francisco Carvalho. nuyoo coach bi bu ñu ñëw seet si tey ñu bëgg a doubler respecter mesures barrières yi. coach ñi ngi promettre dinañ respecter mesures barrières yi pour éviter corona. promettre gën a liggéey école pour doon entre les meilleurs des élèves du Sénégal. tournée de sensibilisation boobu nga xam ne entraîneur national bu Sénégal Aliou Cissé sumb na ko nag nee na daf ko def ngir béy waaram ci xeex jàngoro ji di coronavirus ki doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Kanfoudi pour Sud FM. ñu desandeek moom bu tax présidence bu confédération africaine bu football entraîneur national bu football bu Sénégal Aliou Cissé gëm na ne daal kii di Augustin Senghor am na chance ngir mu daal di koy jël bu ñu sukkandikoo ci Aliou Cissé moomu kii nga xam ne mooy président fédération sénégalaise bu football wane na daal li nga xam ne mooy ponk yi daje ngir mu daal di jiite instance boobu Aliou Cissé xamle ko ci visite boobu mu doon def ñu déglu ko ba tey ak Ben Michel Kanfoudi. tey gëm naa ni que pare na pour jël CAF bi parce que bu ñu xoolee depuis pratiquement 10 ans li muy def ci football Sénégal bi wane na ni que am na capacité bi wane na ni que am na expérience bi te nit ku décomplexé la waaw loolu lu am importance la xam na tey exigence su haut niveau yàgg na fréquenter ay footballeurs de haut niveau xam na tamit code haut niveau bi. je pense que tey genre président yooyu nañu soxla ci suñu confédération africaine bi mooy président yoo xam ne am nañu vision te Augustin gëm naa ni que vision am ci football africain bi moo waxuma sax ci football Sénégal mais ci football africain bi ñëpp xam nañ ko donc ñu ngi koy ñaanal te am nañ ci yaakaar bu baax a baax waaw parce que tey bu ñu xoolee background Augustin Senghor foog naa tey candidat yan ñoo fa nekk yëpp kenn ëpp ko background te kenn ëpp ko tamit résultat ci lu mu fournir ak équipe nationale am donc ñu ngi koy encouragé bu baax ñu ngi si ginnaawam di ko ñaanal bu baax a baax ñaan na ko yàlla def président de la CAF. kon nag nañ ko amale woon ci xibaaru juróomi waxtu yi ñu daal di dikk ci ponk wax sa xalaat bi bokk na ci nag wàllu mbas mi nga xam ne nag ak variant britannique boobu daal di nag alawtiku si ci la daal di bokk waaye coowal cantine yi ñuy faral nag di démolir wala rek di déguerpir ak coow la cay faral di aju ba ci accident yi ñu nemmeeku fan yi bariwaay bi ñu daal di nag ci nag addu biir réew mi wala bitim réew 33 841 22 33 88 628 98 98 jaar ci serveur bi ñu jël auditeur bu jiitu ci ligne bi. allo waaw. Adama. waaw. Yar naat. Mbaye Laay moo nekk ci buum bi. Mbaye Laay waa ñu ngi lay nuyu. waaw temps yi moom affaire bi doy na waar. waaw bëggoon bokk ci débat bi. waaw. di wax ne laa xawla wala xawata illa billah Adama.
Abdoulaye Diouf Sarr ak président Macky Sall dañoo liggéey ci mbas bi ci première vague bi liggéey bu am solo ba union internationale muy AMS ñoo ne président Macky Sall ak sa ministre de la santé yéen a jël première ci Afrique loolu Abdoulaye Diouf Sarr joxu ko boppam député yi joxuñu ko union internationale mondiale de la santé ñoo ko jox kon sénégalais bi nga xamante ni Adama dafa conscient waroo xalaat sax ñu naan la ay takkal masque ku conscient laa la wax de bëgg sa bopp waroo xaar ñu naan la takkal masque bëgg sonal nit ñi maam Cheikh waxoon na ko nee na aduna dina dem jamono dina dem nit ñi ñooy rab yi di nitlu gis naa xaj buy sowe ci géej bon xaj jën di ko sowe kon loxu maam Cheikh ba ñëw na gars yi foog ñu delloo ci seen xel président Macky Sall moom xam na ni xalaxal moo tax wala xayaat président xam na ko xam na lu nguur yàlla day jeex mais lii courant bi dafa maas adduna bi yëpp fépp la maas màkk ba yeneen bi tëdd daf ko lëmbaaje diigal ñëpp labal ñëpp ñu bëgg sonal sénégalais yi wax joo xamante ni doo gis lu mu jur sonal nit ñi président Macky Sall li muy def kan la ko defal ñu naan ay liggéeyu ñu bàyyi ñu dee dama ne avant tout la santé parce que santé amul prix balaa ngay liggéey da ngay am wér balaa ngay lekk da ngay am wér loolu mooy dëgg leneen lu ñu fi wax dañuy jaxase xelu askan bi rek takk leen masque yi protéger sa gémmiñ ak sa bakkan pour moytu ci balaa musiba bi dugg sa kaw wala mu dugg sa kaw njaboot ñu duñ ko def bëgg sonal nit ñi bëgg yàq li maam Cheikh di wax rek kenn waxul fi askan bi kenn ku fi waxal askan bi amul bëgg yàq liggéeyu président Macky Sall ak Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ni perdul contrôle benn yoon nag nelawul yendalul ngir bëgg ndam président Macky Sall li mu liggéey président Macky Sall sax dafa woon naa ni ne woon na Abdoulaye Diouf Sarr liggéey lu toll ni mu liggéey lu toll ni foog ñu dimbale ko ay njabootam duñ ko gis ñetti weer 4 mois 5 mois mënuñu ko gis ñu bëgg daal di xaar keneen ci ligne bi ñu jël ko ci ñaari simili beneen auditeur allo. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam waaw. Oustaz Adama. waaw. ndongali Cheikh Diop Yabatil de moo lay nuyu. waaw ñu ngi lay fay waa. di lay siyaare. ok. di nuyu sa technicien di nuyu mboolem groupe wax sa xalaat la. ndax ñiy wax ci groupe wax sa xalaat bi yépp nag réew mi la ñuy waxal rek xëy na ñii dañoo féete fee ñii féete fee nag waaye réew mi la ñuy wax waaye daal mbas mii ngeen di wax moom yéen a ngi ci def seen kéem lay kattan te yéen a ngi ciy wax li ngeen ci war a wax di ci def li ngeen ci war a def ndax fekk na ab rajo suba ba jant so day communiquer di wax ci mbas mi kon tey ji yéen bu leen nit ñi déggaloon fi ñu doon tey ji ba tey feer bi wàññi ko na fi nit ñi bu fekkee ne tey ji yow wopp daa xam ne ni ci adduna bi la nekk tey ji ñu ne la defal lii ndax boo ko defee mën nga caa mucc yow kenn takkal masque am ñoo xam ne dañu duñ takk masque takkal masque de bu dem xew ndaje mi nga ne danaa dem ci ndajeem fokk tey jii am na ci loo xam ne tey jii ñun ñëpp noo ko war a bàyyi suñu kat ndax tey jii buñu demee ba nga xam ne jay jafe-jafe am na ci feer bi gën a yokk tey jii ñu dem ba ne nañ tëjaat marché ndax fi dool tey jii ñu marché ay bis yi ak marché yi ñu tëj fi dool kon tey jii bu fekkee ne tey jii nit ñi wàññi ko woon nañ ba def nañ la war a def takk masque sécurité bi lépp am tey jii am na ci loo xam ne marché yoo xam ne mën nañu ko bañ a tëj waaye nag bu fekkee ne tey jii dem nañ nit ñi dëgër nañ bopp kenn mënu leen def loolu li tax mesure barrière yi nga xam ne ñu jël ko nañ ko war a yéene tey jii bu feer bu gën a yokkan tey jii bu fee demee ba jaaxal ministère de santé bi nga xam ne Diouf Sarr nga xam ne mi ngi ci def tam lay kat ak président Macky Sall kon ñoom buñu demee ba yàgg mën nañu dem ba tëj nit ñi ci buñu tëjee nit ñi ay jafe-jafe dong la kon nit ñi nañ ñaan buñu delluwaat defal leen li ñu ko war a def nañ góorgóorlu sàmm barrière yi képp koo xam ne am nga mbokk nga ne ko del takk masque buy dem ci boo demee boo ñëwee na nga raxasu ba set wecc loolu moo am solo ndax yéen bi ñëpp mën na yéen fi doon tey jii jafe-jafe da am ci réew mi ci affaire feebar bi kon yéen dañ leen ciy jaajëf lu baax a baax yéen waa Sud FM rek dañ leen jaajëf lu baax a baax jërë ngeen jëf rek jërë ngeen jëf ok di jàngatam Alassane ñu daal di nag jëlaat keneen ci ligne bi allo salaamaaleykum waaw waaleykum salaam waaw maam Adama na nga def mën na Gassama ñu ngi lay nuyu waaw maa ngi nuyu waaw li ma wax tey ci mbas mi lañu li ñu wax rek ñun ñëpp nañ bokk ñaan suñu borom jëlee ko fi te ñu gën a farlu gën a xool nag li nga xamante ni moo ko fi jëlee d'après nit ñi nañuy xool ni ñuy taxawee surtout masque yi ñi bëgg a imposer bëgg ñu yàqal masque yi ñuy ñaw ci tis yi parce que am na ñu koy sol même américain am na ñu tis dañ koy sol mais li may ñaax ñi koy sol suñu génneeg benn suñ ko ñëwaatee suñ ko fóotee nañ ko weer mbaa balaa ñu koy solaat alcool bi ñuy jël di diw seen loxo ñoo xam seen mouchoir la ñuy jël mbaa dara ñu jëm ko ci taxal xam ne yaa ngi génn nga frotté ko ci fii féeti sa bakkan nga frotté ko ci ba nga xam ne alcool bi rey na microbe bi dina ci des peut-être ba nga dem ba ñëwaat loolu nañ ko ci farlu te ku ci génn soo ñëwee masque bi soo exerce sa kër balaa ngay def dara dama raxas say loxo ba mu set nga soog a nekk di summi sa yëre di laal ndox mooy naan baa di nuyu ay nit leen nañuy respecté kii leneen li mooy marché bi président li ma ko wax toujours nay déglu askanam parce que nit ñi lii métti su mel nii bu gën a yokk nit ñi
métti parce que lii la ñëpp a tiit tomboo na xool nan la organiser marché mi li ma wax toujours takk derem yi di raxas na ko bàyyi nañu leen génne ñuy sécuriser nit ñi di jàngal nit ki njàng du wees parce que nee naa leen niveau sénégalais bi fu mu toll suñu leen bëgg a imposer dara ci feebar bi jekki dal seen kaw dañ leen di indi problème comme boobu loolu il faut loolu président bi xam ko ñuy mën a farlu di xool nit ñi ci li ñu nekk moo gën di leen indi leen difficulté yi dama xewoon. d'accord waaw su mbokk mi wootee bitim réew ñu xaar keneen ci ligne bi ko wutu ñu jël ko 88 628 98 98 allo. asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam wa. sang bi na ngeen def. waaw ñu ngi fi sëñ bi. leen di jaar baax a baax. waaw ñu ngi lay delloo si. affaire corruption bi ci la bokk. déedéet boobu bokk ci daf ñu dab. ah d'accord kon ci laa bëggoon wax. kon baal ok jërëjëf. mu ngoog nee na ci corruption bi la bëggoon wax xëy na yeneen jotaay keneen la ñuy jëli ci ligne bi ba tey biir réew mi wala bitim réew ñu woy ci wax sa xalaat. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa. allo. allo maa ngi lay dégg. maa ngi lay dégg waa allo waa. Ibrahima Ndiaye Pikine Yaaraay moo leen di nuyu. waaw ñu ngi lay fay Ndiaye. ñu ngi santaat yàlla di julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam di seet si Abdou Karim Mbacké sama Ahmad Rafaay Mbacké. waaw man dama am lu ma xaw a jaaxal tuuti nag dëgg ku ko waxoon da nga ko joxoñ ak ñi ma ko war a wax dër bopp yi ci Sénégal gi ci ñi ma ko war a wax man di jaaxal na ma mais takk leen masque ñu lànk gis nga man mi waxee yow 40 personnes laa yor di départ ginnaaw walaay gii 5 heures de matin mais ñu bari dañ ma mere man parce que ma dem na yóbbaale ma te ko masque du ma sax taxaw mais loolu pour lan la nit ñi ngir yàlla boog nañ takk ay masque mais man jii dër bopp waaw lii mbaa jàmm la takkal masque pour sa santé yow sa bopp rek nga lànk ne doo ko def police yi tam man seen taxawaay ci réew mi tam ku ko waxoon da nga ko joxe ci sart gi mel na gan te ñu ngi taxaw rond point si dem leen taxaw ba nga xool li ma wax wala ngeen dem seedoo ba fajateer fa laay romb ñaari motar ba ñett fa taxaw mais car rapide njaga jaay dañu si sar ba langal ñëpp laa wax xool leen li ak police yi taxaw mais loolu tam ku ko waxoon da nga ko joxe ministre lente daal mbir mi bu bëggee mu jóg caméra yi ñu def ci mbedd yi nañ ko xoolaat xool gars yi montage yi wa illaa boog nañ libéré nit ñi boog kenn ku nekk sànn boobu wala sa police ku gis loolu naqaru yoon filmé ko dugal ko teetram nañ wax loolu kenn ku ne ci sama toy man léegi moo won leen vidéo yoo xam ne xam ne police bi deful liggéeyam wala chauffeur bi deful liggéeyam jërë ngeen jëf. Alassane ñu daal di xaarati keneen ba tey ci ligne bi biir réew mi bitim réew 88 628 98 allo waaleykum salaam. allo Oustaz Adama. allo waaw. Baye ci Kër Madaro. ñu ngi lay nuyu waaw Baye. maa ngi lay nuyu ak sa technicien. waaw. di ñaanal Sénégal gépp jàmm. waaye di ziar njabootu Seydi El Hadji Malick gépp leen ñaanal jàmm. Adama. waaw. mu dëgg damaa kontaan ci yéen xam nga lu tax. da ngeen ñëw dimbali teg ñu benn tuuma xam nga dem bi ngeen defee 77 dégg nga fu ne nit ñaa ngi koy woote. mais xam nga nit bu njëkk dañoo xam ne dañoo beral loxoom dañoo xamee suñu numéro léegi nag war nañoo xam ne mbir mi du foofu ñun ñu démb am na ñoo xam doon nañu jéem mënuñoo dugg léegi nag serveur baa ngi ni ku bëgg a dugg rek dugg loolu moom ba xaw ngeen ci dimbali moom léegi nag beneen bi ci topp Adama. allo. allo waaw. damaa dégg démb am ku ni mag yi kenn waru ci jàpp kenn ku ñu jàpp dañ la war a sensibiliser te moom nee na chauffeur taxi la léegi moom pourtant bi nañ ñu ko jàpp ci télé bi de kenn sensibiliser wu dañ koy jàpp verbaliser wu bu valable lañ bàyyi ko lu valable ñu attesté ko kon bu ne ku ñu jàpp dañ la war a sensibiliser la moo tax amul ci télé bi te gaarewul oto xam nga le problème ki chauffeur Adama xam nga lan la mbir mi daal gëm la ak ñàkk gëm man nag saa bu may yeewoo maa ngi laaj kañ ñu tëjee ñu xam nga lu tax sama ñaari loxo yëpp laa bëgg a ñàkk Adama allo. allo waaw. ma ne man ñaari piqûre laa bëgg a jël sama ñaari loxo yëpp laa ñàkk. ah mbaa du ëpp dose bi di ëpp. non non. baax na. ah d'accord. baax na amul benn problème. d'accord. ok. ok bàcc jaajëfal ko ñu xaar keneen ci ligne bi kon ñu jël ko biir réew mi wala bitim réew ñu woy ci ponk yooyu lay wax sa xalaat allo. allo salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. waa xëy na déggante bi jàppandalul bu fekkee mu ngi ñuy dégg rek nekk ci ligne bi mën na rek joxe xalaatam 88 628 98 98 bitim réew 33 841 22 33 allo. allo salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam waaw. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. Adama maa ngi lay nuyu lu bari man Mamadou Madara. waaw maa ngi lay fay. Adama man daal li nga xam dama ko ci wax mooy feebaru mbas mi ku ne xam na ne mi ngi ci dëkk bi. te li ñuy ci mën a musal mooy ñi moytu ko. kenn ku nekk rek na xam ne wax dëgg yàlla feebar bi mu ngi ci dëkk kenn ku ne war na ko mën a sóor te ñun docteur ñooñu ci mën a ginde naka la ñu mën a def ba mucc ci li ñuy wax kay war nañ ko mën a jëfe état bi li mu mën yëpp mu ngi koy def côté même ministère de la santé wax dëgg yàlla te wax dëgg yàlla mu xalifa généraux yi
sëñ Mountakha wax na ci wax dëgg yàlla am xalifa général Tijaan ñoom ñëpp wax na ci taalibe yi nag askan wi ñoom ñoo war a xam seen biir te xam na nag feebar bi comme mi ngi ci biir dëkk bi liñ ci mën a musal mooy déglu digle docteur di raxas suuf te dandawante sorowante loolu rek mooy ñu ci mën a musal dëgg laat lépp lu nga xamante ne bii luy matuwaay luy njëriñu askan luy jàmm askan wi ci loolu lay dox guddi muy bëccëg ak bëccëg yëpp nañ en tout cas daal feebar bi daal ñun daal ñoo mën a organiser wu suñu biir wax dëgg yàlla di jëfandikoo masque yi moom bu ko doon ñëpp dafa mel ni dem na dese na woon tuuti ñu xaar keneen ci ligne bi ku ko wutu ñu jël ko allo. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam. Adama maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar. naka coono yi. ñu ngi sant bu baax. ñoo ngi lay ziar bu baax a baax di masawu coono yëpp ndeysaan. waaw kay jërëjëf di rafetlu liggéey bi Adama. waaw. man nag am naa tuuti ak communication ak xawma docteur liñ ko xawma nguur gi daal. ndax buñ nee feebar bi gën naa bon gën naa soxor ba pare ni ki ci jotoon na feebar bi faj nañ ko kon gën naa feebar gën naa soxor gi day dàqu xëy na nag ñoo ko jàngi woon ñooy communication ñoo xam ne ñu communiqué waaye man daal bu ne fa feebar bi gën naa ñàng am na virus bu gën a bon bu gën a ñëw waaye kenn la jotoon na daal faj nañ ko mu wér kon léegi ku mel ni man daa kon ana ñàngaay ba deuxièmement fekkee patron rek moo ciy gaañu ñox ko kon ku ngi mel ni man nga xam si ni faalul patron nan da koy gëmee da ngay fekk mu Ablaye Amar mu gaañu nga xam ne ñett xam nañ ko ba xam na ko Seex xam na ko Astu Amar xam na ko boo nee dafa dee ñu ni kon nag feebar baa ngi Kër Massar nañ ko moytu waaye fekkee yow député maire yi ay responsable yoo xam si ni leer na ne matuwaay bu ñuy wax ci feebar bi ñooñu ko dàq am ñooñu ko gën a mën ñooñu lay rey nga leen tàggee man mi nga xam si ni au moins ñaar yu ma jëndee masque faale ma weddi naa ko wala weddu ma ko gëm naa ko wala gëw ma ko du ma laal du ma dégg ku ma xam ku ma laal man daal intervention yi foofu laay waxee maanaam communication yi daal ñoo ko jàngoon na waaye daal côté boobu daal jaaxal na ma lool ngeen ma ci ëppee xam-xam nag ñu laaj ma ko docteur incha allahu taala jërëjëf mu ngoog di gis-gisam sëñ bi ñu jaajëfal ko ci woote bi xaarati keneen jël ko ba tey di jotaay wax sa xalaat bi allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. Oustaz Adama Ndione. waaw. Alaaji Saasi boobu de moo lay woo Saasi tamit ci Xombal gaar. Alaaji Saasi ñu ngi lay nuyu bu baax ak waa Xombal. ñu ngi leen di delloo nuyoo di nuyu sa technicien di seet soppeek am di jàmm yëpp. Oustaz. waaw. man de pikir yooyu bu soobee yàlla. duggee ci réew mi. professeur Moussa Seydi bu ko validé. ma joxe sama ñaar loxo sama ñaari tànk ma gis. waaw ba mu saf-saf. la ko doole ko nag mooy li la ci réew mi xam nga Oustaz ñun benn problème la am. mooy problème bu discipline mooy yar. loo fi def. ñu yàq ko. loo wax ñu teggi ko te ki koy def nag mooy ki mel ni saa si mbubb li ngay wax amu ci xam-xam xamu ki dara bëgg a wax rek moo tax di wax. jàngoro ji yàlla rek lañ ci mën a laaj yaakaar man ndax nit ñi ñuy wax naan nanu dégg nopp buy dégg de bariwu fi ki ngay wax mu dégg ci réew mi kan la wax laa bëgg xam kan la booba léegi ñuy wax di communiquer di sensibiliser léegi loolu bëgg nu yeew xar yeeg mbaam yeeg béy yi nu wër dëkk bi di wax loolu de moo fi des lii daal moo des ci réew mi wax nañ ba sonn ñu daal suñu problème fondamental mooy problème mu yar daal moom dafa manqué ci réew mi lu bari soo xoolee tey xaw ki tali bi lu ko indi oto bi def 19 personnes nga def ki 32 personnes xoolal la xew ci xodo ba xool ko rek ab bâtiment nga di ko tabaxee fer ciment bi di weex taal ñun suñu problème mooy discipline moo tax lu fi ñëw bu ci yàlla jàppul dana metti lool communication jàll na sensibilisation jàll na yar moo manqué ci réew mi ci ñi ma ko wax nag wasalaam jërëjëf. ok mu ngoog Alassane bu fekkee waxtu yi des na ñu jëlaat keneen ci ligne bi ñu woy allo. salaamaaleykum. waaw waaleykum salaam ba. Oustaz Adama. waaw. Alaaji Xaas Mbay la. waaw ñu ngi lay nuyu As. maa ngi lay ziar di jégalu nag keroog ni ma waxee maa ngi koy wax Birama sax ma ne ko vraiment loolu moom gisu ko ci ko waaye nag jub sa dara. baax na waa. ma daal maa ngi ziare Adjara Soore Dieng ci Touba Darou maanaam Oustaz Adama. di wax it ne lii Alaaji Saasi bu wax moom laay fedd rek gis nga Chine. mbas ma fa la njëkk amee mais boo gisee ñu dem ba gañe ko li leen ko may mooy discipline mooy nangoo déglu seen tegtal way kër docteur ak kilifa aada ak kilifa diine yi fii nag dama yàlla jéggal
ñi xamul dara ñoo ciy nekk di ngal-ngal yi di wax loo wax ñuy jabalisi ko mais mbas mi ku ne xam na ne tey ji muy man muy sama morom kenn ku ci ne xam nga ne boo yoree sa waajur wala nga yor sa mag mu tawat boo ko yóbbu hôpital bu ne la na bàyyi suukar nga bàyyi loo ko suukar bu nekkoon na bàyyi xorom nga téye ko xorom bu nekkoon na bàyyi ndawal mu bàyyi ndawal bu ne dafa am jabet nga wàññi suukar bu ne dafa am tension naan mu ne ma di nga def ko mais yaa xëy ci ñu ne la nangam nga ne du ma ko def ki nangam ci def génn ñàkk discipline dong am réew nag day dox ci sart wala mu dox ci loi wala mu dox ci ndigal loolu mooy dëkk waaye kum neex wax neex waaye def ressources yi li gën a garaawal affaire bi ci la bokk parce que nit ku nekk ca Amérique wala ku nekk ca France yónnee sa vidéo lii moo fi am kii ñàkk nañ ko faatu na mais loolu du fi kenn nit reer na ba suur tëdd néegam yeewul ñàkkwul nit dugg na fii daal bu soxnaam dawal na oto ba taxaw droite di tuur ndox faatu yàlla moom ruu moo koy jëli mais ku ne xam ne ne mbas bi ci mu dikkee dafa yéeme mais boo ci dee wax Macky Sall nangam kërëm nangam non ba kañ il faut que ñu dellu ci dëgg di waxante dëgg borom xam-xam nag bu jeng moom ab jaayil ñoo yem yàlla ba mu wàccee Alxuraan dafa wax na lii day mooy dóor lii day faj bu nit lii day faj bu nit waaye waxul fenn nit fitna nañ koy yee ñu fitna faaw yàlla dañ may fitna salaamaaleykum taala Alassane ñu jël keneen ci ligne bi ba tey ñu wéy ci wax sa xalaat bi allo. asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam wa. Adama Ndione maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. di nuyu Assane Papa Laye ak Socé ak waa Sud FM yëpp. Adama Ndione. nga affaire du coronavirus bi. ñëpp respecté nañu li loi yi di wax ak état yi li ñuy wax ñu ngi koy def. dama waxoon lay wax États-Unis bii ñu nekk amul kenn koo xamante ne forcé nañ la pour nga takk masque te teewul gouvernement bi ñu ngi continuer di jàppale nit ñi boobu ba léegi ba démb rek yaa ngi dégg Joe Biden nee na congrès bi nañu gaaw voté nit ñi ñu dolli leen xaalis ku ci nekk $2,000 yoo xamante ne da nga koy dundee di ci régler sa situation ba kara affaire bi di féete côté amul kenn koo xamante ne fii amul kenn koo xamante ne nee nañ la dañu lay piquer par force amul fii amul kenn koo xamante ne nee nañ la da ngay takk masque par force amul fii te alkaati yi fii nekk képp ku am problème bu ñu ñëwee dañuy seet situation yi nu mu demee ñu bindal la ticket ni la kenn mbuur laa jàpp di la yóbbu kaso parce que tribunal yi liggéeyuñu bu fekkee da ngaa rey nit wala nga def loo xam lu dangereux xëy na dañ la mën a jël jàllale la te bu ñu la jàllalee boo demee code da nga sel avocat mooy taxaw kenn du fa nekk ñu gérer nañu gérer daal di jox la beneen def ñu indiwaat la mais Sénégal bu ñu nee ba alkaati di lay jël di lay yóbbu naan la ndax waroo fay 6 000 war a takkoo masque moo lay wax ni la ak politique mu ngi ci biir parce que bu fekkee ne policiers yi gëm nañ ñu corona bi am na amuñu droit di jàpp benn nit loolu bu ñu la gisee ni la takkal masque soo am masque ñu jox la masque kon fii ni ñu koy defee kan man la wax ne la Macky Sall lii muy def tegu ko ci yoon mi ngi violer loi Sénégal Sénégalais nag loolu bu ñu ko ragalee wax ñun dañu koy wax pour yee Sénégalais ndax nit ñi yeewu nañu léegi ah mënoo takkaloo masque nit ñi tëdd la nit ñi par force te joxoo leen xaalis kenn du liggéey bu yàggee fan lañu jëm nañu waxante dëgg Macky Sall lii muy def moom ministre de l'Intérieur teguñu ko fenn nañu waxal yàlla. mu ngoog di gis-gisam maar ñu xaar keneen ci ligne bi ñu jël ko Alassane allo am na keneen allo salaamaaleykum waaw. yoon waay na nga def. waaw maa ngi fi. xam nga man yàgg naa la wax ne la gis nga fi nekk Sénégal. am nañu fi nekk di dekk ci réseau yi di wax ak di jox ay jéego yoo xam ne nii boo def man sama analyse mooy dañoo bëgg ba mag population bi ci maanaam développement civil maanaam nguur moom waxam bu ko kenn faale ci ay waxi kasa kasa lay wax rek loolu fi nekk nii loolu la ñuy dem lu état wax rek wala gouvernement ñu ne ay waxi tapale la loolu moo du bopp nit ñi dañ ko pendant nag léegi état gouvernement ci boppam moo war a jëfe matukaayam parce que nit ki soo waxee mënut a dégg nga jëf mënut a dégg leneen dafay def la tege mooy jàkkaarloo moom loolu doomu ma fi li ñuy wax nii yëpp amul bopp amul genn gis nga fi ngi nii ñun de demuñu États-Unis xamuñu li fa xew mais li wóor mooy dama nekk amul luy lu fay yeddoo te du France Joe Biden bi nekk nii mboolem rencontre yi muy def est-ce que yow Adama Ndione laaj naa la ndax gis nga feneen fu mu toogee ci autour d'une table te taxul ma en tant que président États-Unis d'Amérique fan nga ko gis mu toog ci débat yi di wax wala campagne bi taxul ma ba léegi nii fan la am mais on ne parle de États-Unis ay nangam mais États-Unis ay état la yow boo nekkee Sénégal dëkk ci bosom loolu xamal réew mi boo nekkee États-Unis nekk ci promesse bu tuuti boo xam ne ça fait même pas 4 kilomètres carré bi nga xam ne ci Amérique mais xool nañ nit ñi
ñun dëkkuñu am na xamuñu soxla wuñ leen yéen ñii problème complexe dong la gis nga nit ki boo tekkoon fi nga nekk foo dem doo fa tekki dara boo dégg ñaan diw américain loolu sax déet waaye bàyyi la américain nga wax ci itam bi damay loolu adama soo ko bëggee damay loolu gàcce la waaw ñun ay Sénégal lañu buñu kenn waaw ñu bu ñu tudd kenn américain moom dafa am ku koy wuyoo donc ku ci ne mën na joxe xalaatam mën nañ ne rek nekk bitim réew wax loolu moom dara nekku ci mën nañ wax suñu xalaat te duñu agressé kenn am na keneen ku ne ci yaa oustaz waaw allo waaw waa Seydou Jamil moo lay ziar waaw ñu ngi lay dellu waaw oustaz man daal li may wax mooy état yi nañ góorgóorlu xam ne xalaa kuli xaal tàmmal wax saw askan dëgg lii moo tax mu am valeur gis nga fi mu toll nii ñu ngi nii li ñuy wax askan wi pour ñu dégg ko yombut ñu ngi nii boobu ba tey ñu ngi wax waaye balaa ñoo wax ba convaincre nit ñi ba ñu mën a gëm li ñuy wax dañuy xam ne nit dafay tàmmal wax dëgg aw askanam dañ leen a fal jox leen réew mi président Macky nag man li tax maanaam ñun ñu respecté ko li war suñu diggante ak moom yépp ñun ñu di ko def ñun wàccoo nañu ak moom léegi lan moo tax nag moom buñ ko waxee du def nee nañ ko couvre-feu dafa nekk mbir moo xam ne am na ñu muy lor li tax ñuy wax di ci wax dañ cee xam dara am na ñoo xam ne ni couvre-feu bi enragé wu leen def leen di lor léegi président Macky ala kulli xaal ne force dana ko def loolu léegi lu tax loolu te ñun buñ ko nee bu nee def leen ñi ñu def ko bu nee toog leen seen kër ñu toog suñu kër ñun dëkkal nañ ko fu baax ci hôtel yu baax lay dem salaire am tardé wut minute oto courant ndox ak yépp am na ko dara manqué wut léppam defaral nañ ko ba mu normal ñun ñoo ko jox ngir yàlla léegi moom lu tax nag ñun liñ soxla moom mënuñu koo defal couvre-feu bi nee nañ ko du solution bu doon solution mu xam ne wallahi ñun ñoo am fula kon danañ ko ci encouragé waxal ko ci ba ñëpp xam ne couvre-feu maanaam njëriñ la ci yëf yi waaye couvre-feu laa xamut maanaam ban njëriñ la am ci feebar bi gisaguma ko parce que mënu ko fee jële boo xëyee suba dem ci marché yi nit ñaa ngi dànkaloo oto yu kenn xamut nga tëdd ba heure bii nga naan tëdd leen seen kër docteur yi ko koy digal ñi ngi ci condition yu baax ñi ngi am seen lekk yu neex ñoom ministère yeeg yi ci aju ñoom ñëpp ñi ngi lekk normal seen lépp a ngi baax président lii du solution bu ko doonoon nag dañ ko ciy encouragé mais réew mi moom ñun ñoo ko moom lu fi nit di def it day fekk mu neex ñu rek wa ilaa it danañ la ko wax man ra amin ku munkaran fal yughayyiruhu bi yadihi président respecté ñu bu ñuy waxatee ak yow it li ñuy bëgg dee koy def loolu daal mooy li ñu bëgg mais nag ala kulli xaal nit ñi nañ respecté rek nañ takk masque al muslimuna ala surutihim nañ raxasu li ñu wax nañ ko def mais nag li ñu bëgg daal mooy mesure barrière yi mën nañ ko respecté mais nag ku ok baax na sëñ bi ñu xaar keneen ku ko wutu ñu jël ko allo allo salaamaaleykum. yow ma dafa damoon léegi question minute moo jeexoon. waa Alassane. dafa jeexoon kon ñu jéggalu ñu daal di xaar keneen ci ligne bi ñaari simili Alassane nee na jeexoon na jërëjëf. ñu jël keneen allo waa. asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam wa. Adama maa ngi ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar bu baax. terreur bu lekk na kër gi yëpp nag yàgg naa tëj ligne boobu ba léegi maa ngi ko téye. ay ca ñu dem. waaw damay wax ne gis nga taximan bi woote démb. taximan bi. waaw. déglu naa ko maanaam fi mu waxee mooy li tax mooy nañ sensibiliser moom dafa ne am na njëgu am na 100 francs masque. mais am na ñoo xam amuñu lu ndekkee moom loolu la wax nee na saa bu yebee benn client am lu mu ndekkee. mais nee na am na ñoo xam amuñu njëgu masque. waa ji wax léegi déggu fi mu waxee nag nañuy déglu. am na keneen ku wax itam ne maanaam yar amut mag ñi nag ñoo war a yaru yar gone yi war a ñëw. yar moom daa war a am yar nag bu fekkee nag ñi fi nekk yaruwuñu gone yi ñëw duñu yaru. waaw loolu la guy moom mënta judd di guy di jur beneen guy. nan tënk wax yi bàyyi politique bi parce que politique day jeex. waaw li waa ji waxoon 100 francs tax naan loolu doon leeral moom itam. maanaam moom xam na ne am na 100 francs moom mais am nañ. ñu xaar keneen ci ligne bi ñu daal di koy jël Alassane donte li ñu dese taxu ko bari torop 88 628 98 98 beneen auditeur. allo waaw. oui. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw waaleykum salaam wa rahmatulah. El Hadj Adama. waaw. Guy Marius Sagna numéro 2 de ñu gën maa xam ci Boubacar Seye numéro 2. ñu ngi lay nuyu di nuyu auditeurs yëpp di leen ñaanal jàmm. di ñaan rek suñu borom mi yore jàmm te dara la ko déewul yàlla dolli ñu jàmm parce que sarak ci biir réew mi. xam nga Adama. waaw su fi ma wax fii si rajo bi niveau yi tolloowuñu. doomu Adama yi ni yàlla bindee wërsëg yi bokkunu. Adama am na ñoo xam ne fi may waxee ni foo na buñu naan sax yoruñu ko te ñu ngi nii tëdd. am na ñoo xam ne léegi dañuy yéeg ci état ci par force di ba seeni bouton di fekk nit ñi pour ñu leen xam nga ñaan ndimbal bay dugg ci kër jaamoon par force am na doole ñoo tollawut
mais li ko def yëpp mooy ñun dañoo jullit yi ñoo ëpp ay majorité yëpp c'est musulman mais dañ doon dimbale tuut ndax laa yu'minu ahadukum hattaa yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi sallallahu alayhi wa sallam fii ak yéenante wu ñu jaamu aadama dañuy sonal suñu bopp te dañoo dimbale tuut jullit yi ci boobu ñoo dimbale tuut léegi boo demee Italie fi may waxee ni ak Amérique ak Espagne ñu ngi génne budget spécial di jox nit ñi nga xam ne Covid bi moo leen sonal ñu di leen jàppale par force mais fii amu fi 69 milliards yi ñu génne woon fan yi passé anam président de la son excellence 1500 milliards yi mu ngaa doon askan wi ana 1500 milliards yi où sont nos 1500 milliards la question est là est-ce que ñoom bu ñu jéem a wàcc xaalis bi dimbali nit ñi moo gën ñuy ramasse ñi di leen door bay bëgg a dee ah par exemple moo ñu diggoon ne dañu jox 10 millions de masques ci télévision la RTS bi ana 10 millions de masques yi ana 10 millions de masques yi c'est ça le problème nañu dimbalante dafa ñu coow li sa président gën a xaalis réew mi jàppale nit ñi mais restez chez vous beneen gis meilleur ministre de la santé nit ñaa ngay feebar léegi seen kër leen fekk di leen faj loolu mooy meilleur ministre de la santé ak feebar bu métti bi nga yor ay bagages yi fekk nit ñi naan da nga leen faj seen kër ana poste de santé yi ana hôpitaux yu mag yi ana xaalis bi ñu ko joxoon nga xam ne salarié léegi ministre de la santé ëpp budget presque après ministre de l'intérieur ah mais Adama nañu waxante si xalaat taala bu dee dañoo wax rek te yàlla tax président moo war a débloqué xaalis faj nit ñi xam nga resté chez vous nit ñi toog seen kër nga ne bu feebar bi amee tamit na leen fekk seen kër di leen faj loolu mooy meilleur ministre de la santé gars yi neen ragal yàlla te wax ci pënd bi Malika ngi nii pënd kese la Mbàkke boo fay dugg pënd baa nga fees dell ba mën a dugg Touba ndax poussière bu jaar ak seen ndoxu bon moomu ñuy naan léegi ndoxu bon mi ñuy naan Mbàkke te ñuy xeex nu ko de xeex feebar bi ak feebar man nga feex feebar bi ba pare dinaan ndox mu bon ah feebar kay booy feebar boo koy xeex war nga am ndox mu baax. ok jeexal na moom it Alsane ñu jël keneen ci ligne bi allo. allo Birama. waaw. allo. allo waaw. allo Adama. waaw. El Hadj Alioune Wilane Guédiawaye Sam Notaire. waaw ñu ngi lay nuyu Wilane. ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax Adama. waaw. Adama. nañ jàpp ne rajo bi ay burkinabé woote wuñu fi ay maliens woote wuñu fi ay sénégalais pur et dur ñoo fiy woote man wala boog su fekkente ne rax na fi bariwul kon bu fi may waxee rek mooy man dama jàpp ne yenn communication yi bu fekkee dañ koy def pour gëlëmal askan wi comme ni ma ko waxee toujours pour bëgg ay situation yu grave am pour maanaam mu daanu ci ndoddal état man de Birama man de Adama gisuma loolu man li ma gis yaakaar naa actuellement ni ñu toll ak fii nga xam ne tey ñu ngi wax ne mbas mi dafa soppeeku ñëwee waat yeneen façon yoo xam ne tey da di façon yu garaaw façon yooyu buñ koy wax maanaam ni mu ñëwee mooy wàllaate bi dafa gën a gaaw gën a soxor foofu la ñuy waxee mais teewul ba léegi gaa ngi góorgóorlu fu ñu waxee ay 300 cas ñu ngi fay faj ay 250 cas ay 200 et quelques cas yu teg kon jàpp naa ne gàcce ngalaama suñu docteur yi nag ñun dañuy topp rek di leen bàkk man duñ leen xarab kon yaakaar naa ne contrôler docteur yi ba di leen xarab yaakaar naa amul njëriñ Adama waaw man li nga xam ne moom lay wax tey ci tey kenn ku ci nekk tey feebar bu la daloon léegi boo demee bu la docteur simiko la da ngay simmeeku li xaas wax sànq su la waxee ne maanaam wàññi suukar da nga ko wàññi bu ne la wàññi xorom da nga ko wàññi waaw mais pourquoi kon ñoom lii nga xam ne tey mooy décision yi ñuy jël ñoom tey ci tey même décision yooyu ñoom ñoo koy xelal président de la république ne ko lii la ñuy def man nag leen rek laa leen di jox comme laaj Adama maanaam tey Kaolack parfois dañuy wax ne am nañ ay 18 cas fu mel ni Diourbel même chose mais ñaari régions yooyu laay laaj man bëgg naa nag suba docteur yi nga xam ne ñu ngi may dégg ci émission yi nga xam ne dañuy ñëw di leeralal nit ñi ñu leeral ñu lan moo tax. mu nga ko ñu xaar keneen ku ko wutu Alassane allo. Adama Ndione. waaw. nuyu nan la nuyu sa équipe technique. waaw ñu ngi lay fay bañ a paak di jaajëfal waa kër docteur xam naa nag sonn nañ lool. sonn nañ décision yi nguur gi di jël yëpp ñoom ñoo leen koy sant. dégg naa nag temps yi ñoom occupé nañ rajo yi trop pour di def travail de sensibilisation. couvre-feu bi nga xam ne dama koy décréter de 21h mu jëm ba 5h du matin. metti na ci ñun waaye ñoom nee nañ 1 heure de temps wala 2 heures de temps yi nga xamante ni ñu ngi koy xeeb ñoom xeebuñu ko bu ñu joué ci chiffres yi li ñu leen di apporteel
boo ko defee boo ko calculer ci chiffre yi da nga naan daanaka du dara waaye ñoom xeebuñu ko temps yëpp boo seetloo rajo yëpp ba seen rajo bi ak yëpp yaa ngi dégg ñu ngi communiquer rek variant bii nag ma dégg ñu ne dafay changer te loolu lan wax allo. waaw mais loolu nan gën a yokk rek xam-xam mi parce que en science c'est possible parce que virus lu mu gën a avancé c'est normal que muy changer day gën a am doole xeex la xeex bu muy def ak système immunitaire la lu mu gën a avancé da lay dominer rek bu demee ba gën la dominer daf lay rey boo gisee dégg bëri mooy loolu dafa am doole loolu en science ça s'appelle la mutagénèse létale loolu ñoom xam nañ ko ba pare leneen dana ko joxe waat su fekkee comme feebar bi ñi ngi tâtonner comme ñi ñuy tâtonner te mi ngi ak vaccin yii ku nekk di def dara ngay utiliser garab bu nekk loolu dana indi changement variant bi ngay dégg loolu dana ko indi des fois parce que amagun garab bu concret boo xamante ni mën na ko faj amagun benn vaccin bu ko tâtonnage boobu ak garab yi ñuy jël yu bëri yi ak vaccin yi yenn yi mën na indi changement variant loolu tax ñu naan yaa dana am variant bu bees kon ñi taxaw waa kër docteur lu mu gën a mën a taxaw askan wi dimbali leen ci affaire bi mu gën a gaaw dana baax trop fi mu toll nii Adama Ndione lii ma gis jëmul kër de li ma gis jëmul kër de te non seulement métti na ci ay couvre-feu ak tegginte ak askan mais ni nit ñi dee nañ ci bàyyi xel de métti na trop de kon daal nan ñun ñëpp jot ne soccet noonu ko Maodo Faye doon waxee amaana ak yokku ñaan yi tey fagaruwaat suñ ko defee yàlla mën na def sutura yàlla na ko yàlla def baax na waaw ok kon nga ko waxtu wi dab nañu ci lañ koy yemale ba yeneen jotaay ci wàllu wax sa xalaat jégalu ci ñuy desoon ci ligne bi 22h Marie Rosalie Ndiaye dina dikk ci xibaar yi ci yaatal kàllaamay tubaab jaajëfal bu baax a baax Alassane Wade mi ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mucc biti ak jàmm biir gudd fan ak wér am ak mën ak fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf.